asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg yi benn waxtu jot na bokk na ci li gën a fës ak ñeenti liir yi faatu fële ca lakk ba amoon ci hôpital Magatte Lô ba ca Linguère directeur bi tekki na ndombol tànkam démb médecin chef région bu Louga ñu ngi ko fay xaar tey jile wala bokk egg na fa ba noppi. leneen ci xibaar yi Sénégal mi ngi wàññi lu toll ci téeméer ak fukk ak ñeent ci ay inspecteur ak contrôleur du travail mu nekk lu néew loolu. daanaka ay bés képp moo des ñu màggal 1er mai bés bi ñu jagleel liggéeykat yi syndicat bi am inspecteurs yi di ñaan ñu def ba mu jeex code du travail loolee fexe ba lépp lu leen di xaar ci wàllu liggéey ñu mën koo def. coowal suuf fële ca Njaaxiraat SNHLM di yàq yenn ci ay tabax ay bés a ngi nii ba léegi lépp a ngi tukkee ci benn jafe-jafe wala boog ñàkk a déggoo bu dox ci diggante ay nit yu doonu suuf soosule ñenn ñi di joxoñ baaram tuuma kenn ca ñoom ne dafay jaay parcelles yi te yëgluwu ci ak ñoom maire yu Sangalkam ak Bambilor ñoom tamit ñu ngi leen ci joxoñ baaram tuuma. ay kilifa diine bokk ci njaboot yu bari nekk ci mim réew ñoom ñoo dajaloo ci benn kuréel duppee ko taxawu doonay mag ñi li ñuy ñaawlu mooy yenn ci ay ndaw yu yenn saa yëkkati ay kàddu yu ñàkk a teggin di ko teg ci kilifa yi nekk ci réew mi ñu jàpp ni dafa am ñu nekk seen ginnaaw ba tax na am na ay kàddu yu ñu jébbal ndaw ñooñu lee. ca réewum Tchad moom ay manifestants dañoo woote waat tey jii ñu génnaat ci mbedd mi ci jamono jooju ay waxtaan door nañ ko fa ngir amal ab gouvernement de transition ba léegi ñu ngi sàkku lii di conseil militaire de transition bi ñu tas ko loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. di leen ziar mbokk yi xibaar yi dañ koy door rek lakk bi amoon samedi bale weesu ca fa ñuy denc liir yi ca hôpital Magatte Lô ba ca Linguère xam ngeen ni démb directeur hôpital bi jébbal na bataaxal njiitu réew meek ministère de la santé ngir tekki ndombol tànkam mu ne fexe ba enquête bi ñu ne ñu wëyal ko médecin chef région médicale bu Louga moom sax xëy na tey jile foofu njombe li am ñu fàttali leen rek ni rapport d'enquête bi ak élément yu njëkk yi génn nañ ko démb di xamle ni ka ñu dénkoon liir yooyu la ca jamono ja lakk ba doon am nekku fa woon ba noppi ubbi benn couveuse rapport d'enquête bi jébbal nañ ko kon ministre bi ñu dénk wér-gu-yaram askan wi. leneen ci xibaar yi wér-gu-yaram ba léegi mbas meeg tolluwaayam fii ci réew mi ci bilan bu mujj bi nag jàpp leen ni lu toll ci juróom fukki nit ak juróom benn amee nañu jàngoro bi ci junni ñaar téeméer ak fanweeri benn ci ay test yu ñu def benn nit moom moo ci ñàkk bakkanam am na fukki nit yu sonn loolu ba jamono ji ñu nga Sowétas fanweer ak juróom ñett xool nañu seen wér-gu-yaram gis ni tane nañu ba bàyyi nañu leen ñu dem. mbas mi xam ngeen ne daaw la fi dugg muy atum 2020 ci réew bu Sénégal SAMU nag nee na ci jamono jooju daanaka jot na lu toll ci ñetti téeméeri junni ci ay appel muy ay statistique xayma yu tukkee ci directeur bu SAMU ci teewaayu ministre bi ñu dénk wér-gu-yaram askan wi di Abdoulaye Diouf Sarr ba muy inauguré makkaan bu bees bu SAMU boobule am na it ay ambulance yu bëri yu ñu jot bàyyeekoo ci lëkkaloo bi dox diggante Sénégal ak Luxembourg Abdoulaye Diouf Sarr di xamle ni Sénégal jamono ji mi ngi def kéem kàttanam ngir képp ku woote ci wàllum wàllu ñu jóg dem wàllu ji la Mamadou Fall Mohamed Dieng. gestion urgence yi nekk priorité bu état bu Sénégal inauguration tey ab bâtiment gu yees ci hôpital Fann bokk na ci tontu yi nga xam te ni état bi yëkkati na ko ci wàllu woowee mu doon nag siège bu bees tàq bu SAMU national ak centre simulation médicale soins ak gestion urgence yi loolee nekk kon njëriñ ci askan wi. sa mission principale. mission bu njëkk moo di fexe ba malade yi moo xam ñi am gaañu gaañu am soin bu gaaw boo xamante ni méngoo nag seenu gaañu gaañu jaar nag ci ab régulation médicale boo xamante ni dafa mucc ayib ak lii di wane ci wàllu coordonnées bu fekkee ni catastrophe am na. ci mbas mi nag SAMU national wane taxawaay bu am solo. ci gestion li nga xam te ni moo di épidémie bi bu dul woon SAMU national kon bilan Covid 19 bi dana dis lool ak ñoo xamante ni dana ñàkk seen bakken ci xayma boo mënta natt kon SAMU national am na solo boobu rek njëriñ boo ko dee xayma ci wàllu woote ñu jot ay millions yi nga xamante ni traité nañ ci tamit ci lu tolloog 2 millions lu teg. ci 2020 jot nañu plus de 3 millions 300 appels mais 3 millions 300 appels yi.
seetlu nañu 2 millions presque 2 millions 800 yi décroché nañ ko loolu lu am solo la. yeneen i sièges daañu leen inauguré fekki jamono rek ci mboolem région wu Sénégal gannaaw nag ab coopération bu dox ci diggante Sénégal ak Luxembourg boobu la coopération sax may Sénégal mu daal di réceptionné ay ambulance yu yees. samedi bi ñu dëgmal moo nar a nekk benn fan ci weeru mai bés bi ñu jagleel liggéeykat yi ci àdduna wërngal këpp fii ci Sénégal yenn ci ay liggéeykat wala yu ci bëri sax ci ay jafe-jafe la ñuy dund saa su nekk syndicat bi ëmb inspecteur ak contrôleur du travail ñoom am na yenn ci ay saafara yu ñu jot digle ñoom nee nañu dafay jaar nag ci ñu jeexal liggéey bi ñeel réforme code du travail Sénégal jamono ji daanaka téeméer ak fukk ak ñeenti contrôleur du travail inspecteur du travail ak contrôleur képp la am mu di lu néew faaw kon ñu indi ci ay jooyanti ngir liggéey ba ñu leen sant ñu mën koo def ci anam yi mu gën a baaxee Chérif Diallo ci àndal ak Thierno Laurent Mendy. barabu liggéeykaay yi jànkontekki jafe-jafe ndax mbas mi fii ci Sénégal ay junniy doomu aadama dàq nañ leen seen barabu liggéeyukaay ñuy laaj ana inspection du travail. léegi nag lu ci bëri dañ ci xaar inspection du travail maintenant li war a laaj mooy est-ce que tey jii nii jox nañu inspection du travail jumtuwaay yu koy permettre mu mën a indi ay saafara ci nit ñi fi ñu koy xaar. ñoom inspecteur du travail jàpp ni faaw ñu indi coppite ci code du travail bi joyanti ko ndax dafa màgget. lépp solo mooy ñu indi ay coppite yi nga xam dina permettre tey jii ñu xool liggéeykat bi dafa muy liggéey est-ce que garantir nañ ko condition de travail yu baax. am na benn administration du travail bi nga xam ne am na doole yi mën ko sauver ci loolu. beneen jafe-jafe bi mooy njaatige yi dafa mel ñoom bëggun ñu soppi code du travail bi ndax daf leen a arrangé. ñu xool diggante liggéeykat bi ka muy liggéeyal est-ce que warul am benn inspection du travail bu am doole inspection du travail bu am ay jumtuwaay ay inspecteurs yu travail yu seen xel dal yu war a mën a veiller à ce que ñu respecter loi bi. li mu inspecteur ak contrôleur yu travail yi tamit dafa néew fii ci Sénégal. yii ñun téeméer ak fukk ak ñeent lañu ci inspecteur te loolu lañ ciy dindi ñi nga xam ne ñu ngi au niveau du ministère et de la direction générale ñeen ñi ngi ci ONG ñeen ñi ngi ci privé bi parce que jàpp peut-être li leen di proposer foofu ci wàllum ay salaire ak yooyu noonu mu ëpp doole foofu leen état di proposer. fekk ñu indi coppite ci code du travail bi mu mel ni kon jafe-jafe yi ñu ngi wéy ci bërëbu liggéeyukaay yi comme ni ñu ko neemoo ko fan yi mu mel ni kon liggéeykat yu bëri seen xel du nekk ci feetu ci 1er mai bi. am na ay liggéeykat yoo xam ne boo moyul tamit ñu ñàkk seen liggéey te du mbas mee ko waral sax waaye ab programme bu ñu fi indi ci réew mi 20 junni ci ay gaal yi ñuy defaree loolee ñu duppee fibre de verre la ñu nar a indi ñu wutu gaal yi fi nekk gaal yi ñuy defaree bant ñoo koy yatt ñoom ñu ngi wane seenu njaaxare naam sax état bu Sénégal joxe na kàddoom ne ci usines yooyu ñuy defar gaalu fibre de verre dinañ leen ci jël ñu gis ni du ñëpp ñoo fa mën a dem liggéey ji reportage ca Soumbédioune nag ña yatt gaal yooyu le Fat Bintou Konté Jafara Ba. ci charpentier bu ñu deful ndànk léegi mu jóge fii ci Sénégal ndax dañu indi ay pirogue yoo xam ne en fibre de verre lañ ko defaree li nga xam ne moom moo di charpentier yi jàpp nañu ne bu yàggul dara ca chômage la ñu jëm. ndax xam nga koo xamante ne si gaal nga yaakaar bi nga nekkee xale ba léegi sa métier lépp gaal la léegi nga bëgg a tey suba nga signé loo xamante ne yow waxtaanoo ak ñi fa nekk ba xam li ñuy dund lu mu doon. waaye da nga utal jeunes yi liggéey loolu nga wax da ngay taxaw jeunes yi mais yaa ngi tëj beneen balance yaa ngi yóbbu waxuma la ñi koy liggéey sax mais famille nga war a yóbbu chômage. ñoom charpentier yooyu nag gëmuñu projet bi nga xam ne état bi daf leen fas yéene dugal ci fat bi bu bees bile ndax ñoom nee nañu dañoo yor seen liggéey ba pare du ñu nangu kenn ku leen ko yàqal. xam nga ki tàmm gérer sa métier bopp nga dem ñu ne manœuvre loolu ci benn entreprise jàmbur. nekkul nit yëpp ñooy nangu loolu. bu ñu waree jël 100 bootul 50 la ñuy jël li si ay doomu réewu jàmbur lañ. produit jàmbur produit réewu jàmbur lañ koy liggéey léegi yow nga bàyyi fi sa produit yow. ñoom ñooñu sax di ñu xamal ni fi ko nguur gi teg sax dafa dul benn yoon ndax jàpp nañu ne pirogue en fer yooyu ñoo gën a plus sécurisant que pirogue en bois yi te loolu amut. gaal gee si ginnaaw dafa ri tax gaal bi banta la dinañ boo téye sa loxo dina téye. oto yi na la ëppee sécurité yi dañu ko wax ñu war ñu ko ñu si liggéey ñu ne lii moo tax moo ëpp sécurité kon bu ñu wéeru foofu dañ xool ñun lu ñu suqali ñu dox ñun. ak 20 000 pirogues yi nga xam ne dañ ko fas yéene remplacer en fibre de verre lépp nag rek bokk ci cadre modernisation de la pêche artisanale projet 80 milliards boobee nag jamono ji ñu ci bëri nag gëmuñu ko.
jërëjëf Fatou Bintou Konté ay bés a ngi nii SNHLM di daaneel yenn ci ay kër yu nekk fële ca Njaaxiraat rawatina ci titre foncier bi ñuy duppee 1107 loolee alalu ndono la njabootu xëri jën ñoom ñu ne ñoom moom suuf soosule ñu ngay jàppale société bi sax ci liggéey boobule muy def maanaam toj kër yi ndax dañu jàpp ni kenn ca ñoom dafa jël suuf si di ko jaay te déggoowu ci ak ñoom ñi bokk ci njaboot bi di joxo ñit baaram tuuma maire bu Sangalkam ak bu Bambilor ne dafa bëgg a nangu seen moomeel boobule mu di ay kàddu yu maire bu Bambilor ci boppam weddi ba mu setwee ci reportage Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. kër yooyu ñuy toj dañu koo jaayoon ci jaay goo xam ne jaarul yoon Amandoy Faye doon kenn si ñi nga xam ne mooy donnu xëri jéen di indi ak njàppaleem jëm ci waa HLM muy xam ne ni société boobu nag am na sañ-sañu toj kër yi nga xam ne ñoo nekk ci titre boobu nga xam ne ñoom ñoo leen ko jaay ci atum 2014. lii ñoo ko jaay SNHLM depuis 2014. ñoom ñooy toj kër yi ñun suñu décision ba na amoon depuis 2014 décision boobu la HLM moom mooy toj kër yi. HLM mu ngi si dëgg Descos aussi ñu ngi si seen dëgg si li ñuy def ndax ay kayit yu leer la ñu yore explication d'évolution bu leer la ñu yore boo xam ne tribunal moo leen ko livré moom la ñu utiliser ndax HLM di toj kër. ci watu titre boobu beneen terrain bu yaatu ma nga fa njabootu xarit jigéen gi xam ne ñoo ko moom di tuumaal maire bu Sangalkam ak Bambilor ne dañu see bëgg a teg loxo. Mamour Diallo ber nañu ba dem yoonam ndax nañu jaay suñu suuf ba dem yoonam bari aussi la même chose boole ka am complicité Omar Gueye ak Ndiaye. Omar Gueye kër ga mu dëkk suñuy wéjur ñoo ko may bàyyam ba mën fa dëkk ku mënul maye kër ku mën a maye kër bu ne waxee amoo suuf da ngay wax loo neex. si terrain boobu nga xam ne sax moo waral coow li ay coopérative daal dina leen fay jox ay parcelles bokk na ci ñoom waa SDE ñoom ñi boobu ba léegi ni mënaguñoo jot dara ñuy xamle ne nag lu yàggatul dara dinañu yëglu. puisque suñu xaalis dañu investir si biir lépp bi ñuy commencé dox ba léegi mais jusqu'à présent daal jotaguñu suñu terrain donc bëggoon nañu. ak lu si mën a am si histoire si biir famille bi si biir administration nañuy jox ñun suñu wareef. maire bu Bambilor bi ñu jokkoo ak moom nag li mu wax lenn la njabootu xëri jéen amuñu fa benn parcelle la. jërëjëf Abdou Diouf Diagne beneen coow waaye ci diwaanu Mbour Doudou Faye bu ngeen di fàttaliku mooy xale bu ndaw boobu la ñàkkoon bakkanam ginnaaw ba mu duggee ci gaal doon jéem a dem fële ca Europe ate ñaar ñañ cay tuumal ne ñoom ñoo ko yaboon ca gaal boobule dàq nañ ko ba ñeenti fan ci weeru mai procureur bi dafa bëgg a xoolaat procès verbal jugement bu papay xale boobu ca boppam ak ñaar ñañ koy boole di tuumal ndax méngoo na ak bu gendarmerie li ñu gis mooy kenn ci témoin yi ñu koy tuddee Keita Lo la mu wax dafa wute loolu ak li gendarmerie bind waaye ki ñu jàpp ni moom mooy chefu bande ba maanaam moo jiite yëf yi Maodo Pouy ba léegi mënuñoo fexe ba teg ko loxo Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ca diwaanu Mbour. Lamine Gueye ak Omar Gueye ñoom ñaar yëpp dañu njort ni dañu bokkoon ci ñu doon yóbbu nit ñi bitim réew taxaw nañu tey ji ci baar bi audience bi nag benn waxtu rek lañ ko daal di amal laata procureur di laajte pour ñu dàqu ko li waral li ni mel nag mooy Keita Lo di ab seede nekk tamit papa ci kenn ki nga xam ne dafa rëcc ci mbëkk mi li mu wax gendarme ak li mu wax tey ji nii dafa waroo. témoins yi ñu jàppoon bu ñëwee dinañ leen jéem a dugal témoins yi ba ñëwee dañ leen a setal wecc loolu moo tax procureur de la république demandé pour ñu dàq mbir mi pour mu mën a indi li témoins yi njëkkoon a wax jamono ji leen àtte parce que bu leen fàtte ni ñoom lañ indi woon fii au courant du mois de novembre 2020 ñoom lañ indi woon fii jàpp leen parce que dañoo doxal nag si seen sàggante dañoo yóbboon seen doom ba am ko ci des si biir géej gi témoins yooyu nag comme procureur nee na li ñu wax fii tey dafa uuteeg li ñu wax dafa bëgg a indi seen waxu démb. Lamine Gueye ak Omar Gueye nag ñu ngi leen di joxoñ baaramu tuuma jéem a yóbbu ay nit waaye tamit faat ay nit te tewuñu ko ci dossier boobu nag am na ñetteelu nit bi nga xam ne saa su ne dañ ko fay tudd waaye ba léegi tegaguñu ko loxo Maodo Pouy lay wuyoo moom sax moom gaal gi. daani moom xam nga loi moom fourchette la maanaam day wax ni mbir mu mel nii moom day prévoir une peine de 2 ans la ba 10 ans xam nga loolu fourchette la rek mais juge yi ñooy apprécier en fonction des degrés d'implication mais man en tant que avocat ñoom. xaaruma daan ci moom damay xaar ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen kër te incha allah le moment venu dinañ wane dinañ ñibbi seen kër. ci fàttali mbirum Duudu di xale bi nga xam ne dafa ñàkk bakkanam ci géej gi ginnaaw bi nga xamee ni dañ ko doon yóbbu Espagne tëjoon nañ ci papam ak ñaari nit yi nga xam ne ñoom it dañu dugaleen seen doom ci gaal googu mu jëntal ga lañ leen daal di àtte ba noppi bàyyi leen.
ay kilifa diine yu bàyyeekoo ca Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba ak yeneen kër diine ñoom ñoo dajaloo ci benn po mbootaay duppee ko taxawu doon ay mag ñi ñoom nag ñu ngay yëglu nee nañu am na loo xam ne lu ñaaw la ci réew mi te lii raam ci ñag bi la jëm buñ ko seetaanee ñu ne ay ndaw nekk ci dëkk bi di jël ay kàddu yu ñàkk war ma di ko teg ci ay kaw kilifa diine te loolee dafa war a dakk ba tax na jébbal nañu benn message jagleel ko ndaw yooyu le fexe it ñaan ba dal am ci réew bu Sénégal Cheikh Anta Diop say laatiya ñii ay doomu soxna lañu ay sët ci maam Cheikh Ahmadou Bamba El Hadji Malick Sy maam Bou Kounta Ndiassane maam Limamou Laye maam Baye Niass maam Amary Ndaak Seck ci Thiénaba ak yeneeni sëriñ doon wër nag kër diine yi ci diggante Tivaouane Ndiassane jàpp Thiénaba ci kalamu xalif yi kii di sëriñ Bara Dolly Mbacké gis ne dafa am ñoo xamante ne jamono yi nag dañoo demoon ca bitim réew jàngi dikkaat fii lañ leen jàngal ñu bëgg a ñëw weddi li fi mag ñi bàyyi woon. mu am ñoo xam ne dañoo ji jàng arab lu toll ci juróomi at ñëw ci réew mi dellusiwaat ci réew mi lépp loo xam ne mag wax na ko wala mu bind ko rek ñu am luñ ci teg loolee nag ñu jëkk taxaw ne lii day arrêté ak nu mën a arrêté. dafa xew léegi ñi nga xam ne sama borom moo leen tegoon ci réew mi ñuy borom mi juddu borom mi daraja seen sët yi des fi dafa am ñu maase ndooloon ci kër gi te nit dafa bëgg boppam fiiraangeeg oto yeeg raam yi donte ñoo la raw amuñu barke boobu nag la ñuy xeex. Sëriñ Habib Sy di doom ci sëriñ Maam Abdou Aziz Sy Dabakh na nag jamono yi li ñu gis ci réew mi buñ ko bayalee fa réew mi di àgg de du baax. réew mu nekk taal nañ ko. te tubaab yi la. seen loxo ngi ci biir. tey tubaab yi ñu liyee fi nekk. yooyu ñu doon def nag ba léegi. tey lañ ko gën a mën a def te duñu tàyyi duñu bàyyi. ñoom ci seen jëmi bopp am nañ xalaat yoo xamante ni yuppi nañ ko ci kanamu xalif yi ak ñi leen teewal ba nee nañ dinañ gën a ñaax ndaw ñi ñu xam bu baax fi ñuy teg seen tànk te it xam ne réew mi ne seen réew la. jërëjëf Cheikh Anta Diop dañuy dem xibaaru biti réew fële ca Burkina Faso jàppaleen ni am na ñetti occidentaux yu ñu faat ay nit yore ay gànnaay ñoo leen boom ca région est ba ñoom ñaar ñi ay taskatu xabaar yu bàyyeekoo ca Espagne lañu ka ca des ab militant écologiste la maanaam kuy xeex ngir sàmm alam gi bàyyeekoo fële ca Irlande ca altine ba la ñu song woon seen convoi naka noonu ca ñu gis ni faat nañ leen jël nañ seeni néew nag yóbbu leen ca Ouagadougou di capitale ba Tchad foofee fitna ga daanaka mu ngay woy ba léegi ndax ñii di ay opposants ak ñi bokk ci société civile ba te ànduñu benn yoon ak conseil militaire de transition ba dañoo woote waat ay manifestation tey ji la ginnaaw bañ ko dooree démb ca fajar gi nee na ñun nit ñi génn ci mbedd mi wan la leen naqari lu ci mel ni tas conseil militaire de transition boobule ñu ngi dajaloo ci ay quartier yu bëri foofule ci jamono joojaay it am na ay waxtaan yu ñu door ngir taxawal fa ab gouvernement na gëndiku ca réew ma. tàggat yaram ak final Ligue des champions ba suba Paris Saint-Germain fas yéene dalal anglais yu Manchester City ci match aller bi mu di ñaari internationaux sénégalais yu nar a bokk ci ndaje boobule fare ca PSG mu di Idrissa Gana Gueye ak Boulaye Diallo démb ca première demi-finale ba Chelsea aller moom daanaka nul la am ci diggam ak Real Madrid benn bal fu ci nekk ñu waxaat ci ubbite bu stade Iba Mar Diop ñu koy ubbiwaat ci combat de lutte yi ñu ngi koy càmbar ñu ngi koy xool loolee di ay kàddu yu tukkee ci ministre bi ñu dénk tàggat yaram di Matar Ba moom muy xamle it ni gis nañu am nañu waxtaan bu yaa diggam ak CNG ba ñu ngi sax nag daanaka juboo ci naka la ñuy doxalee mbir moomu lee dañ koy déglu moom ministre bi Matar Ba ci micro Cheikh Sadibou Diakha ak Youssou Baro. ñoom ñëpp muy promoteur muy CNG li ñu war a viser mooy nan la ñuy def ba làmb ji am ci jàmm te du am benn jafe-jafe. problème yi dana yel di am mais nañu koy trouver ay solution di avancer te defe naa ne waxtaan woowu déggoon nañu ci bi ñu waxee nag def état des lieux bi xam nañu ne li fi am ci promoteur ak ñi bëgg a tëgg làmb suñu ko toppee ci arène nationale bi ñaari at sax du pare kon demandé nañ ñu en tant que ministre des sports nga xam ne ñoo yore infrastructure yi aussi ñu étudier xool nan la ñuy trouver beneen solution wax nañ sax waxu Iba Mar mais comme dañ ma ko tegal ci table ci maa ngi koy càmbar su ma ko càmbaree ba déggook ñoom ci loolu wala ñu war ko def rek dinañu ci communiquer. ngeen ne bi ñu fi yàqee saisi yi ci arène bi di ko démonter ñëpp a ko naqarlu muy journaliste sportif muy ñun ñii ba lu ne ñu def ko ci ay démarches pour dem vers la sanction waxtaan na ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko def ñoom itamit ñu delloo si seen xel xam ne lu ñu def du woon lu jaadu ñu jàpp ne war nañ koo defaraat
CNG nag wax nag man bañ jàpp alxames boo xamante ne bu ñu ci communiqué ba fixé ko man sax bëgg naa ko teewe parce que sanction du viser yàqal nit mais day yar nit mais ki ñu yar bu demee ba xam ne li mu def waru ko def regretté ko ba ñëw di ko defaraat dañ ko ci war a gunge. beneenub discipline mu di karting ab xeetu dawal woto la ay woto yu tuuti yu xam ne benn place la juróomeelu manche championnat bi ñu ngi ko doon amal daanaka ci stade Léopold Sédar Senghor ñi jiitu ci ay catégorie ñoom def nañ seen kéem kàttan ngir denc seen place ñu am ba noppi ginnaaw ñetti bés képp moom moo des ci njeexitalu championnat boobule Cheikh Sadibou Diarra Amadou Ba. ci 5e journée championnat bu karting bi ñi jiitu ci catégorie yi ñoo jël ndam yi ba tëyandi seen place yi. Le plus difficile ça a été vers les 2e ou 3e. ñaareel ak ñetteeli course foofu moo metti woon ndax sama carte bi dafa amoon problème te mënuñ woon xam lan la loolu moo waral dama rayante ngir raw. ci sama catégorie man le premier pilote il est dafa gaaw trop te bon il est là depuis très longtemps tamit man mënuma ko topp réellement mais maa ngi def le maximum vraiment pour mën a jël pole position bi dans les prochaines courses. 3e course aujourd'hui te si 3 courses yi j'ai 3 podiums donc je ne peux pas rêver mieux pour le départ. course bi nag bëri woon na xëccoo di firndeel ni ñu def ci championnat bi du yomb ci kenn. tey moom circuit bi dafa gën a technique te gën a gaaw. donc fu mu nekk ni pilote yi il fallait que ñu changer seen pignon yi ak seen couronne yi pour bu ko carte bi mun a gën a gaaw pour que ñu mun a développer seen carte ci course bi. course bi tey moom mun nañ wax dëgg yàlla macha allah jóg na bu bëri évolué na lu bëri puisque pilote yi moom léegi na ay pilote yi nga xam ne min nañ circuit bi. étape bi bon c'est-à-dire à mois de mai la mais ñi ngi xool koor gi bu passé puisque ñu ngi ci weeru koor bu koor gi passé bu ngi nañu def 12 heures de carte. 12 heures carte mooy lan dañuy commencer benn samedi ci minuit ñu àggale ko ci dimanche bi ci midi. ñetti course rek ñoo desandi ci championnat bi ak suspense bu am solo ci li ëpp ci catégorie yi. jaajëf Cheikh Sadibou Diarra dañuy egsi ci li yëglekaay yi xëyee tey jile ak El Hadj Assane Gueye. ak càggante gu jur bakkan yu rot noone la libération jàppee tiis wa woon ca l'hôpital Magatte Lô ca Linguère ndax mu ne lakk gi jàpp na fukki minute ca kenn yëgul li xew kenn ci agent yi nekkoon garde naan da doon sangu libération lu ñeel directeur hôpital bi ci boppam ne su bàyyiwuloon démb sax ci média yi tey jii dañ ko waroon wàccee moom directeur hôpital bi nag ak bàyyi gim bàyyi démb ndax mu ne tiis weeg ñi ciy waxee nu ne ca xamuñ ca lu bari li quotidien jàppee ko 5e victime di juróomeel ak nit ki loru ci lakk gi Abdou Sarr directeur hôpital Magatte Lô ba tey source a moom la dalal muy nettalee ka leeral ni hôpital bi def ba am ab gynécologue maanaam gynécologue bi ci boppam da ko mujj takk def ko soxna ngir mu nangoo ñëw Linguère yéenekaay bi ñëwaat nag ci ndàmpaayam moom directeur hôpital bi bu conseil d'administration bi yëkkati fan yi jële ko téeméeri junni yóbbu ba 1 million ba tey ci source a di ñu nettali ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr bu mu demoon keroog ca Linguère ak lànk gu mu lànk nuyu directeur hôpital bi nekkoon Touba jamonoy jéy ji moom ancien directeur bi ba tey monsieur Abdou Sarr jàpp ne dañu koo wor dañu ko jalax ba ci jamonoy ndok waral mu yónnee bataaxal bàyyi démb gërëmu ca benn yoon moom it ministre de la santé source a nag ci wàllu lu wuuteeg mu ne fa nu dëkkal directeur beeg di ko xoolee boobaak léegi bu nu sukkandikoo ci li nga xamante ni mooy état service yi mu présenté ñeel hôpital bi yu wér te baax la bàyyi na it ca keesu hôpital Magatte Lô bu Linguère moom Abdou Sarr ñeenti téeméeri millions wàllum xëy Vox Populi xëy dalal directeur de l'emploi Modou Fall mu ñëwaat ci lu yaatu ci bànqaas yi programme d'urgence bi nga xamante ni jiitu réew mi président Macky Sall taxawal na ko ngir xëyum ndaw ñi Sénégal ak ñeenti téeméeri juróom fukki milliards programme bi mu ne moom Modou Fall bu lépp yembee mbébét gi mooy ñu taxawal fii ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñetti junniy xëy Youssou Ndour dans l'action les échos ni waxee ne Youssou Ndour moom ma ngay tegi jéego ci wàllum taxawal am xëy ci réew mi imprimerie bu mag mucc ayib la taxawal ca Diamniadio fukk ak juróomi milliards dem ca ñu cay seenu ñaari junniy xëy ñaari téeméer nag am na ca ne xëy boobaak léegi ñeel boobu imprimerie ci yéenekaay bi moom Youssou Ndour ne nitu action la ay jéego lay teg jiital jëf wàññi wax les échos dugg ci usine ba nag présenté nu machine yaak personnel ba ak yoon wu bees ci wàllu commercial bi président Youssou Ndour génne maanaam du doon service commercial ab cote groupe bi waaye bu ubbiku ci ñëpp la képp koo xamante ni am nga opportunité d'affaires ab centrale lay doon ci yow bépp apporteur d'affaires kon mun nga indi marché ci lu wér bu fa direction générale ba àndee nga liggéey ca am sa qualité am ca loo suturloo observateur ne Youssou Ndour ubbi na jamono jeneen jamonoy xuus léegi ci wàllu industrie di usine ñaari téeméeri xëy taxawalagum na ko ay ngëneel yeneen nit ñu koy xaar incha allah ñeel woowu yoon mu jël dañuy des ak observateur waaye bi yoon ci wàllu politique yéene kaay bi ne buntit ubbiku na
wala ma ngay feeñ ngir Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade ngir lu leen di delloo seen sañ-sañ ci wàllum wote ndax commission politique bu dialogue national bi bokk na ci ay digleem ak i tegtalam ci rapport provisoire bu audit fichier électoral yi lu jëm ci boobu fànn ñu fi nekkoon ni jamono premier ministre toll ci fukk ak benn bu nu ca boolee président Macky Sall ak président Moustapha Niasse tribune moom nee na am na ak yeesal gu nuy waajal ci réew mi ca dugg na ci circuit bi jëm ci daggal leen di payoor en tant que ancien premier ministre tribune nag loolee njaaxum gu rëy la ko jàppee ak fi réew mi toll mu ne processus électoral bi di yoon ak anami wote win Sénégal ak xayma ga ca jamono yi lu koy gënal las ne ñi nga xamante ni ñooy noo naliñee ñoom yegge nañu seeni mbébét ak xalaat aji xaymakat yi bokk na ci ñu xoolaat nañuy vérifier wàllu parrainage yi wàllu fraude yi amit ci wàllu certificat résidence naka noonu ak wote geegi hors de mission arène politique bi nag ak waxi dënn yeeg yu tàng yi fan yi muy nguur gi di opposition bi nag Sud Quotidien ne ñoom ñaara yam kiif moo waral professeur Moussa Diaw bu UGB ci yéenekaay ba tey ne loolee nga xamante ni mooy waxin wi yëkkati dënn ak yeneen dafa faussé jongante xalaat bi ci waroon am ak it ni nga xamante noonee le jeu démocratique bi waroon tëddee ministre bi ñu dénk njàng mu kawe mi moom it yéegal dënn ni ko yéen syndicalistes yi di defee léeg-léeg ci le quotidien Cheikh Oumar Anne yëkkati kàddu jëm ci yenn syndicats yi ñeel njàng mu kawe mi ci seen ak beew mu ne ak ñàkkum ñor di immaturité lamb jiit Pape Abdou Fall di tàngal ba tey diggam ak président CNG Bira Sène les écoles ne promoteurs yi ndaje mu yaa dox na démb seen digg ak ministre des sports Mactar Ba ñu ko doon yeggee seen yitte ci bu nu sañoon CNG bi tegaat ci suuf dogalub génneloo promoteur bu ca ne 1 million ne caution ak payu xaaju cachet mbër yi laata régularisation bépp combat waaye ministre Mactar Ba la mu leen wax rek mooy waxtaan leen ba juboo Pape Amadou Fall faf démissionné ci bopp association promoteurs yi Gaston Mbengue it ci les échos lu jëm ci ñi koy tuumaal ne CNG bi da koy beral loxo ne promoteur Gaston Mbengue ne yooyu wax yu suufee ko sew moom du ca dugg lamb ji nag ay combat taxaw na yu nu régulariser démb sunu lamb ne Balla Gaye 2 Bombardier ci la fanweeri fan ak benn ci weeru sulet lay doon Sa Thiès Moussa Ndoye ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin Gris 2 Abdou Diouf ñeenti fan ci weeru sulet ñaq jariñoo kéwal juróom-ñaari fan ci weeru août sunu lamb xamal nañu it revanche u Lac Rose ak Ama Neex moo Gates taxawal na ko ñu jeexalee tontu Bira Sène moom it président CNG jëmee ci Pape Abdou Fall ci sunu lamb dafa jàpp moom Bira Sène ne Pape Abdou Fall ci boppam moo juum ca yoon wa mu jëm na xoolaat taxawaayam ndax du ci wàllu caution bi du ci wàllu yoonal gi ñeel CNG bi foo xamante ni la mu ca wax dëppoo nag li ne. mongook fii la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi sant ko gërëm ko moom Alaaji Assane Gueye ak yéen ñaanoon nag télévision Futurs Médias 18h30 incha allah yeneen i xibaar di leen ñaanal koorub jàmm ñu yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.